baax a baax a baax na job bi. waaw ñu ngi sant rek Lamine waa Lamine tey bu ñu ñëwee seet si la ñu fas yéenee waxtaanee ci kàddu yi ñu doon wax naan Modou Lo ay xale lay àndal bi ngeen préparé Modou Lo mu bëreeg Balla Gaye ñu daan ko ñu ne ay xale lay àndal boobu lan ngeen doon yëg na uti ay mag. non yëguñ dara lu dul xam nañ ki ñuy àndal xam nañ ne waa ji moom waaye du wax ay wax moo koy déstabiliser tax ko bàyyi koog ñi muy àndal parce que bon soi-disant xale yooyu ñuy wax bi muy daan ñoo ko doon yóbbu bi mu daanoo aussi ñoo ko yóbbu mu daanu làmb moom daan la ak daanu rek donc bu victoire ñëwee di nga dégg bu défaite ñëwee di nga dégg mais sa waay moom heureusement ba mu amee xama maturité bu toll ne géré na wax jooju yëpp ba amaat combat xama yàlla may ko ci ndam quoi. waaw ñu xool ñu ne Modou Lo Balla Gaye da koo daan jël bu ñaaw wala jël bu mën a déstabiliser ndaanaan mais Modou amaat sang-froid ne da ci am risque jël combat bi leen Balla Gaye daanee ci biir stade bi yéen ñu ko gunge woon préparé dugg fu nekk ndax man xam naa ni ci ñuy doxal Modou Lo mystique nga bokk li ngeen uti woon ba Balla Gaye daanaat ko deuxième fois te dindi gàkk bi moo taxoon ngeen jël ko nan la seen entourage yow Papis Adama Ndiaye Serigne Ndiaye nan ngeen ko dundee. waaw mais comme ni ñu dundee yeneen làmb yi rek parce que bu ñuy dem stade moom leen la ñuy yóbbaale quoi mooy soit dañuy am victoire mbaa ñu am défaite suñ borom keroog défaite lañ jox bon défaite nag façon bu ne lay ñëwee quoi gis nga ki ñu dóor roi des arènes mosoo gis ñu dóor ko mu kawoo ñun dañoo ko waa kawoo roi des arènes donc bon noonu lañ ko dundee rek après ñëw gérer ko xaar leneen quoi liggéeyaat ba yàlla may ñu lii mu ñu may tey quoi. waaw ñenn ñi naan Modou Lo dañoo yeb ci supporters yu xër yi ndax Modou Lo tey war na mën a taxaw di laajaat Balla Gaye te parewul physiquement mystiquement est-ce que combat boobu physique moo leen ñàkkloo wala mystique wala Balla da leen mën. non mais du physique du dara du mystique suñ borom moo dogal rek parce que Modou tey boo xoolee. bon lim indi ci làmb jooju gëj na koo indi ci làmb sax état de forme boobu mais yàlla moo indi dernière décision jox ne sa waay mooy am victoire sa waay mooy am défaite après ñu ñëw it dund loolu liggéeyaat yàlla may ñu lii mu ñu may tey rek mais du physique du mystique quoi man gëwuma loolu ah. ok mais ci bis boobu la ñu am annonce bu ñu jot ni Modou Lo jël na avance su Eumeu Sène ñenn ñi ne ñaari pression yi nan la ko Modou mënee tegle rax ci dolli. combat boobu jàll quelques jours ñu ne Modou takk na ñaareel ñu ne nag Modou voilà yëfi xale yi yéen bu ñu nee xale yi ban yëg-yëg ngeen am yéen bu ñu nee xale yi. ah xale yi de gëw ma ne ñun ñii am na ñu ciy touché quoi man moom sincèrement parler booy biñ dalee wax ay booy yi ànd ak Modou ba léegi nii gisuma lu ma ci laal quoi parce que man dama xamul lan mooy xale quoi parce que gars yi wax ay xale. bon ñun peut-être am na benn responsabilité bu ne ci ñun boo xam ne newul ci ñoom bon am na lu ñuy am ñoom amuñu ko mais buñ naan xale ñun duñ comprendre quoi après li ñuy mën a def rek mooy teg ak sa waaye liggéey après xool lan la ñuy am ci kanam quoi comme li ñu am tey nii rek. mais est-ce que du xale yi bu ñuy wax dañ naan Papis xale la amul jabar amul dara du responsable wala ñu ne Adama Ndiaye jaay pereg la Serigne Ndiaye après la am jabar mais man dama naan Lamine 2 galons la est-ce que xale dina ko yor ba tax tey ñu war a mën a considérer leen ay xale yéen ñeenti ñooñu. waaw mais yow da nga ma xam moo tax nga xam ne tey ñaari soxna laa mais man bu ma taxawoon tey taxaw ci wetu Modou nit gis ma nii danaan booy daf may boole ci Papis ak Adama mi ngay wax rek danaan booy yi nii xama jàpp ne ñun yoruñ benn responsabilité mooy kumpa bi ma lay wax rek xam nga yéen ñi xam après di ngeen xam mais ñi xamul ñooy jàpp kumpa boobu jàpp ne ay booy ñoo jiital sa waay xam nga muy tëñax yi takk fii wala dara mais loolu lépp vie la quoi xam nga làmb dafa am vie privée tey takk soxna ak yooyu yëpp ci vie wu nit la bokk bon bu amee vie am ba takk soxna ku war a bon Modou jullit la am na droit am ñeenti soxna donc bu amee soxna terewu ko taxu ko génn làmb ji terewu ko liggéey firnde bi mooy am na soxna liggéeyaat na bon dóor roi des arènes kawoo ko ñu jël roi bi indi ko parcelle. ok léegi ñu ñëw ci dalinko bi comme roi des arènes bi nga wax mu indi tey coow li mu indi ay polémiques yu bari ci combat seen diggante ak Eumeu Sène ba ngeen jël roi bi dama bëgg ñu waxtaan ci bataille de mystique bi ñaata ngeen ci def. non loolu moom saa yaa ngi ree de ah. mais lamb bu jaree ñu jël kase bi yëpp def ko ci victoire jar na lu ne mais musique moom gars yi mënuñ à peu près ne def nañ ci temps wala temps mais bon lamb lañ wax bon lamb lépp la àndal quoi musique moom def nañ ko mais comme ni ñun ak ëmb yëpp mais mënuñ la wax ne la temps lañ def ci musique quoi loolu moom mënul nekk quoi. man dégg naa dem ngeen Mali yóbbu fa 30 millions dem ngeen Niger yóbbu fa 15 millions dem ngeen Burkina yóbbu fa 20 millions bu ñu calculer loolu bari na ba pare ñu ne da ngeen takk Eumeu Sène ba sax Modou épercule bi ko waroon dal mu dalu ko combat bi ci entraînement physique boxe ngeen ko gagné wala mystiquement parce que nit ñi ne nañu Eumeu Sène ba këram xamul li xew. non mais man gisuma fa mystique gars yi ñooy wax mystique rek mais tey Modou bon coup bi mu dóor Eumeu Sène
pour man su ma doom sax bu ma ko dóoroon mën naa wàcc de man loolu laa jàpp rek mais mystique moom gisuma ne feeñ ci combat bi ay Burkina Niger Mali yooyu yëpp ay nax la rek gars yi demuñu fenn gisuma ku fa dem de man. bu dee du waa Eumeu Sène yi gën. mais am na soxna yu ma laaj ñu ne gëj nañoo gis Lamine pendant 2 mois avant combat bi bañoon bataille mystique bi yegg ci soxna yi wala da leen aaye woon seeni soxna. non aayewuñu dara soxna yi dañ lay tooñ rek ñu ngi ma doon gis de ñoom dañuy wax lu leen neex rek. mais léegi buñ nee Lamine Niang Papis Adama Ndiaye mais Papis la ñuy gën a dégg te Lamine Niang ku ne xam na ni ku jege Modou Lo la sa digganteeg Modou Lo ba làqatu bi nit ñi mënuñoo xam ngeen fësal Papis lan la. waaw ñun moom xama bon mission la rek Papis mission mooy loolu mais ñun aussi xama bon ñu ngi ci loo xamante ne nii ñun feeñ sax dañoo arrangé wul quoi xama moo tax bon d'habitude tàmm ñu di wax nii wala ñuy génn mais ñoo bokk waar wi rek ñun ñëpp li ñu jiital mooy jàppalante suñu biir parce que xama dañ ko séq mais du question comme kii dafa taxaw ci taxawaay bi kii taxawaay bi quoi loolooy tax suñu feeñ du bari rek. waaw léegi tey jii bu ñu waxee seen diggante yéen seen biir Serigne Ndiaye toog tiim butéel yi Papis uti ko wala Lamine andi ko Adama nan ngeen di xàmmee première bi entrée buntu kër gi ak entrée oto bi entrée stade biir stade nu ko Serigne Ndiaye di mën a xàmmee ba kenn ku nekk butéel bi nga indi woon nga xam ko. waaw mais loolu lépp moom bon liggéey la rek ku nekk li ngay nekk moom foog nga am ci ay repères quoi. peut-être lu ñu la jox lu leen ne la pour fii la boo ko marqué mën nga ko bañ a fàtte pour man loolu la rek quoi. waaw léegi Modou Lo doon roi des arènes am ay critiques ñu ne roi des arènes bi dañ ko kii daanu na ci at bi jël bu kenn mënut a wax Modou am ñu ne ci bataille psychologique ku am xel mu dal la jëlaat combat bu toll ni combat royal yàlla may ko ci ndam tey ñii sikki sàkk roi des arènes Modou Lo ñu naan gëmu ko moo tax toogul ca plateau baak yooyu tey Lamine Niang mi ko jege lan la ci mën a wax askan bi seetaan info Rewmi Grand Théâtre. non roi des arènes Modou moom pour man boo waroon ci waxuma Sénégal sax mais àdduna bi yëpp laaj leen sa waay bëri na lu ko jox mérite roi des arènes quoi parce que tey ki mu daan nii moom ki ko daan kii moo ko daan ñaari yoon moom mu daan ko ñaari yoon te xam nga tey ni mu ko daanee nii bon ki ko daan mënu ko daanee noonu. donc boo waxee roi des arènes rek pour man ci méritu làmb nit ko am 20 victoires 3 défaites benn match nul waaye Yékini 15 ans roi des arènes sax 19 victoires la am quoi donc boo buggee wax loolu. Balla Gaye 21 quoi waaw mais xam nga sa waay tey palmarèsam boo ko tàllalee bëri na lu ko war a teg roi des arènes amul lu ko dese quoi parce que bëri na ak ñëpp. sauf Tapha Tine. waaw mais Tapha Tine tamit. dañoo dem bu mujj gi yoon yi bokkatu rek mais bu yoon yi bokkoon gars yi dinañ ko laal doog a ñëw ci ëmma rek. waaw léegi bi ñu gisee Modou Lo doon roi des arènes lënd ba ñu xëy dégg suñu benn papa suñu xarit père Double Less def benn déclaration ne Balla Gaye pare na pour bëri ak Modou Lo yaayu Modou Lo ñu gis ko moom it mu def vidéo daal ne Balla doy na sëkk Lamine sañ naa laa laaj ci loolu ci li père Double Less wax ak yaayu Modou Lo ndax sa yaay la Balla doy na sëkk ragal la wala kii dafa taxaw pour récupérer roi bi. non du ragal sax du ragal mère Ndiobo moom peut-être waxu jureel la wax rek comme nga am sa doom nii xam nga gis muy daj parce que combat yi moom bàyyi coono gi ci nen yi boo day dem ba mujj gi dootoo bëgg sax sa doom doon mbër bon pour man gis na coono yi ciy daj xam nga ak li ciy jaar lépp di mu bëree mu bëgg gars yi éviter loolu mais tey làmb bu boolee Modou ak Balla du yaay ma koy teree bële te gëm naa ne bu ñu demee ba war a bëri dinañ bëre quoi mais loolu moom mënu ko tere paa bi aussi li mu wax. bon waxu ku bëgg dara la rek parce que Modou moom mooy mbër boo xam ne heure da nga koy daan mu raw la nga bëgg a bëriwaat moom. tey loolu. mooy li am ni Balla moo ma daan tey ki ko daan jël roi des arènes bi muy wut. ins bi laajuñ Balla moo ñuy laaj te moo ñu daan après papaam day laaj force. foofu ngeen ko teg. ñun fa lañ ko teg rek mais mënuñ wax leneen ah. mais tey ñu gis tey ñu ne Modou Lo bu jëlul Ama Baldé da ko ragal seen diggante ak Ama Baldé foo leen ci toll. non Ama Baldé moom sa waay Modou gisuma mbër bu muy ragal ci làmb ji quoi way Modou moom gars yi bu ñuy wax ay ragal nii en dehors de làmb sax Modou rek ngeen ànd nga gis comportement am yow di nga xam ne kii du ragal sax newul ci moom quoi mais Ama aussi li may wax rek bu suñ borom dogalee ñu war a bëri ko dañuy bëri quoi du si Modou lay yàqoo peut-être du si moom lay yàqoo mais lu jotagul mënul am. lu tax jotagul. waaye suñ borom dogalu ko boo suñ borom dogalee suba nga dégg Ama Modou dinañ bëri na ci gars yi bon dox buñ ko waree bëri nii
ñu dégg ne Ama Modou dañuy bëre dañuy bëre force mais bu ñu warul bëre amul ku mën a wax bañ bëre mais bu jotee rek nañ bëre. waaw léegi ñu ne Modou Lo instant bi doon na roi des arènes 2 fois ci année bi Modou tey fan la jëm. waaw mais dallu rek toog xaar xam nga. non mais mooy roi nag de. waaw mais mooy roi yaa may wax léegi dafa takki ñaareel. comme yow non comme moom rek moom zibileegul nga làmb ñëw xam nga après nii am na droit def dallu lijjanti njaboot geeg soxna yi yooyu noonu après xam nga làmb ji dugaat ci làmb ji mais mënul daan nii rek bëgg làmb ji tamit daa ànd ak viom quoi laal ci kër ga tuuti rek ak njaboot gi doo ko ñëwaat ci làmb ji ngeen. Modou dafa am doom. Modou non amagul doom. mais tax dama dégg nga ne soxna seeg njaboot gi. waaw mais njaboot gi lépp njaboot la yaay boo yeeg papa yeeg ñëpp njaboot gi lañ bokk rek. waaw parce que nee nañu Modou Lo boo xoolee 2 ans ci ren boo xoolee ci carrière am ren 3 mois moo ko tere mu préparé combat 2 ans. Balla Gaye Eumeu Sène 3 mois bu ñu calculer ñaari préparation yi kon ndax Modou Lo am na vie wu famille actuellement. moom laa lay tegal noonu te loolu lépp li ko waraloon mooy tey bon atteindre objectif bi mooy booy bëree roi nga bëgg a nekk mais boo demee ba nekk roi. am nga droit taxaw tuuti quoi xam nga laal sa vie tuuti après doog a ñëwaat parce que lamb ji moom gars yi mënuñ wax ay pour dem bon dund mënoo dund quoi parce que même booy dem di dem say soxna sax après da ngay dem di entraîner comprendre léegi bu nekkee ci loolu ba ci kanam après ñu xool lu ñu lamb may rek ñu ànd ceeg moom bëre ko incha allah. léegi ñu ne Modou Lo lii rek ko dese woon. xam day confirmer wala déet. non loolu moom gars yi loolu moom xam nga staff bi na ko gérer quoi Modou moom macha allah suñu borom may na koy staff boo xamante ne. peut-être bi mu dalee bëre ba léegi musul bëre ñu ne kii nii dafa cuune warul woon jël kii quoi moom dinañ ko xoolal ku mu war a bëreel xam nga et puis bu ko suñ borom dogalee mu bëreeg moom ñu xool luñ ciy jëlee mais góob ma ne loolu noonu mën na ko arrivé quoi. ok léegi sama dernière question ak yow mooy tey ñi naan xale at la wala xel la wala doxin la ñooñ di wax xale yi ba tax tey Modou Lo ngeen yor ko mu nekk roi des arènes ca xale yi ñooñ di wax dafa war a uti ay mag. lan nga leen di tontu ñu bàyyi la nga tàggoo te tontu ko nag. waaw mais ñooñu dañoo xamul rek ñooñu moom jeexee booy pour nga gis Modou sax peut-être mën ngeen daje fenn mais gars yi ñu ngi seen waar yoo xamante ne bon ay mag ñoo ko war a gérer mais mu ngi seen loxo ñoom ñu koy gérer donc xale amul foofu quoi xam mais peut-être dañoo xamul rek moo tax ñun mënuñ leen condamner ci dara mais comme ndey mbili gi moom bon xam na li koy yóbbu fi mu jëm et puis mu ngi téye ci loolu. ñun jeex na ñu ngi ci ginnaawam rek fu mu tegu rek après ñu ñëw dal si gain. waaw dalal Lamine ñu bàyyi la nga tàggoog mbokku Infos Rewmi ak Grand Théâtre TV ñu xaar Modou Lo ci prochain combat nag ñëpp nee nañ Tapha Tine la bëreegul ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw mais ñu ngi jaajëfal ñëpp gain Sénégal ak àdduna yëpp di bëggee ñëpp dégg nga yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm xam nga ñun itam yàlla may ñu roi bi yàgg suñu loxo lool gain lool ba ñu bàyyeeg moom sax après xam nga waaw ñu xool leneen lu ñuy def waaw incha allah. to gërëm soxna yi. waaw yaay booy ñoom ay jàmbaar lañ ñoom kay sawaay. waaw mbokk yi suivre Grand Théâtre TV ak Infos Rewmi.com leneen Galaye Talibé Bamba andiloona tey dañoo dem seeti Lamine Niang kenn xamu ko te moo yor dernière bouteille bi Modou dóoree Eumeu Sène mu daanu moo ko uti xam na li may wax maa ngi sant nag Cheikh Abdou Karim Mbacke mii sama bunt ci kër Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi loolu Mbacke Balla di ñaanal sëñ Mountakha Mbacke mu yàgg fi loolu te booleñ ci liggéeyu maamam bi ndax ñu jariñu di ko ñaanal sëñ Cheikh jëmm di dem ba Touba rek siyaar Baye Gilaay Mbay sama mag sama turandoo ak papa Sele Seck Mbay madame Mbay yaayu papa Dame yàgg fi lool Fall Ndeene yàlla na nga fi sax dàkk waay ba lépp ñor ñu ca kaw ca kanam beneen yoon ñu ngi wër Modou Lo nag mënaguñ koo am Lamine lu Modou Lo di daw ñu tëjee loolu lu muy daw média bi. non mais di ngeen ko am léegi incha allah rek léegi sax loolu moom di ngeen ko lijjanti di ngeen am ko léegi bu soobee yàlla incha allah.